يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب ñaar ñi ñu taxawal ñu leen di dippee les visages de la marmite du cœur Alassane Ndour ak Amdy Moustapha Dieng jiite élan de solidarité ñeel ndimbal li nga xam ne moom la ñuy def ci biir weeru koor Alassane mu mel ne malgré pandémie bi yéen a ngi wéyal ndimbali jëm ci askan wi donte format bi dafa changé. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu Bamba di la ziar waa Dakaractu yëpp waaw malgré pandémie bi ñi ngi continuer di wéyal li nga xamante ni mooy marmite du cœur bi ñu créé depuis 2009 donte pandémie bi mi ngi fi waaye dañoo changé format bi maanaam joxe bi dañ ko soppali donc adapté ko ak par rapport ak li nga xamante ni moom la kër docteur di laaj li nga xamante ni moom la état bi di ñu laaj pour ñu respecter ko donc joxe bi nag moom c'est simple ay kit alimentaire ni ñuy jël di ko joxe néew ju doole ci un peu partout au Sénégal daaw tàmbale woon nañ ko waaye niñ ko doon defee tamit même chose la waaye dañ ko tënkoon rek fii ci région de Dakar parce que gouvernement bi dafa ne woon dem beeg dikk bi dañ ko tere woon waaye léegi comme tijji nañu bunt yi gën nañ yaatal tamit sunu champ de vision fépp un peu partout au Sénégal donc noonu lañ ko doxalee ren ba ñu ngi ci 26e jour bi maanaam mu dese ñu ñett fan pour ñu jeexal man bi incha allah rek. Amdy Alassane tudd na ko ñaari at ci ren weeru koor di tombe ak li nga xam ne mooy pandémie coronavirus mu am beneen format boo leen jël di wéy di joxe ndimbal li ci askan wi est-ce que mun nga ñu xamal format bu njëkk bi maanaam togg séddale ak format bi jël ay dund yóbbu ko ci askan wi ban différence la. daanaka ñi ngi yëkkati ay kàddu cant di remercier képp kuy ñuy seetaan fii ci Dakaractu dëgg la marmite du cœur bi mu sosoo ba tey 12 ans la am 12 ans yëpp daanaka sénégalais gis nañu ñuy wër di togg daaw dong la ñu toggul ak ren li ci am solo mooy ndimbal li na egg fi mu war a egg du différence bi muy am mooy bii dañ daan togg dajale mbooloo ñëpp ñëw ñu bokk xéewal bi partager un élan de solidarité c'est partager un repas ñun ñëpp ñu xewlandoo ensemble ci biir concept boobu da nga ciy gis Ilham Jami Al Wara yërmande bu yaatu parce que dañ daan bokk lépp toggandoo yekkandoo mu ñorandoo ñu bokkook askan wi mais autour de ce repas là on partageait des idéaux ñu bëri dañ daan dëkk ci même quartier sax te marmite du cœur mooy tax ñu xamante wala ñu daje wala ñu gisee ba mën a jëriñante parce que comme ñu may junj tout le temps ay sëy am na ci jotaay yooyu ay professeurs u mat jàppale nañ ay xale yu amoon ay lacunes ci seen matière ay prof de français ainsi de suite parce que lépp ci biir quartier bi la daan xew beneen format bii nag dañuy ñëw jël dund ravitaillement complet un kit jox ko benn famille ñaari format yi bokkul bii dañ daan togg bii ay kit lañ daan joxe ba Covid bi moo tax mënuñu rassembler nit ñi mënuñu leen a daje ñu ñëw indi boo xamante ne moo gën a simple moo gën a pratique aussi bu ñu daan ñëwaan togg dañ daan xewlu benn bés bu ñu demee ñu bàyyi leen ak seen jàqare wala ak seen tiis mais ni à travers ce talent là bu ñu ñëwee jox leen benn kit dina leen servir pendant 2 semaines voire même 3 wala 1 mois kon format yi bokkul quoi. ñaari format la togg joxe wala def ay kit yoo xam ne dañ koy jox askan bi mu mel ne coût bi dafa gën a yokku mel ne charge yi tamit dafa gën a bëri Alassane. waaw forcément dafay gën a bëri dafay gën a yokku parce que togg bi ñëpp xam nañ ne togg li ngay togg ak li ngay joxe maanaam coût bi du bokk waaye lépp rek dañ ci sant suñu borom ba nga xamante ni moom mu dara tëwul mu jox ñu doole ak mën-mën ak tal ak wér-gu-yaram ba ñu mën a tey joxe li nga xamante ni mooy denrées alimentaires yi ci en masse parce que on touche pratiquement 500 familles
un peu partout au Sénégal et chaque famille perçoit carrément un kit pratiquement de 50 000 francs donc à peu près donc loolu dafay nekk lu yaatu quand même ci wàllu koom-koom waaye lépp loo gis rek organisation la parce que organisation mooy li nga xamante ne da nga koy teg saytu ko xool naka nga mën a def ba atteindre sa objectif maanaam Moustapha ak Alassane am nañ ay idées waaye tamit am na ñeneen ñu ñëw appuyer leen maanaam ci wàllu sponsoring bi tamit dafay nekk li nga xamante ne daf ñuy alléger lu bëri nga xamante ne ci budget boobu noonu day am tamit ay ñi nga xamante ni c'est les bénévoles waaw c'est comme Bamba mi mën naa ñëw taxaw lii neex ko mu jël ci as tuutam maanaam participer ci loolu tamit day bokk ci li nga xamante ni dañ koy tënkaale ci budget bi donc di sant yàlla rek ci li nga xamante ni tey suñu woote bi ñu woote maanaam Sénégal yëpp fekk nañ ci société fekk nañ ci mairie fekk nañ ci bénévole yi fekk nañ ci suñu am di jàmm yi suñu xarit yi ñëpp fekk nañ ci waa bitim réew fekk nañ ci ñëpp fekk nañ ci donc loolu élan de solidarité loolu jàmm la parce que ci jàmm rek nañu mën a talante di defante yi yu baax yi te lépp lu ñu def rek fii nañ ko defee ci Sénégal mooy suñu réew balaa ñuy tàmbale lii ku ci nekk ñi ngi doon yëngu ci ay mbir maanaam Moustapha mi doon yëngu ci wàllu musique man maa ngi doon yëngu ci wàllu sport football donc loolu yëpp ci ñun la c'est nous dans nous mais bu ñu ñëwee tamit créer lii fas yéene ko delloo njukkal waa dëkk bi tamit di ñu ko delloo vraiment comme il le faut donc loolu sant yàlla la ci sant suñu borom bu baax. Amdy Moustapha Dieng am na ay bénévole wala ay sponsor yu woote bi mu mel ne budget bi tënk ngeen ko laata ngeen di tàmbale li nga xam ne mooy Marmite du Cœur édition 2021. waaw budget bi moom la Alassane di wax léegi quand il parlait d'organisation xam nga au-delà de la Marmite du Cœur espoir judd na yaakaar judd na ba tax na xalaatuñu wala ñaanuñu suñu borom subhanahu wa taala weeru koor jot sénégalais yi bañ a gis xar kanamu Marmite du Cœur dafa bokk ci décor bi léegi te weer wi day weeru jéggi dayoo weer wu doy waar ndaxte ci la suñu borom dëxëñ guddi bi gën ci guddi yi ci la suñu borom wàccee alxuraan guddi laylatul xadr ba tax na weeru yërmande la weeru bokk la weeru solidarité la ak partage dañu am li solidarité dafa war a doon réflexe pour sénégalais bu ne moo tax ñun dañuy jël suñuy matuwaay sur 1 an instant yi nii ñun ñu ngi ci Marmite du Cœur bii di ñëwoon pare nañ bii parce que bii moom jàll na jeex na mais commencé nañ suñuy vision suñu xalaat ci Marmite du Cœur bii leen di ñëw diggante bi dañuy def joxe dund àjjuma bu nekk Marmite du Cœur day def ay joxe dund donc on est obligé le budget day continuer maanaam liggéey bi du arrêté donc bénévoles yi dañ ciy nekkaat ñun ñu continuer xam nga à travers nos idées nos actions naka la ñuy def ba mën ko tënk pour booloo ko quoi donc budget bi Alassane wax na ko léegi day yaatu mais yomb na yombul métti na méttiwul parce que boo xamee ne suñu borom subhanahu wa taala daf ñuy dooleel ndax daf ñuy kattanal fu ne la nit di jóge fu ne la ndimbal di jóge moo tax li am solo rek mooy ñaan suñu borom jëf ji lu mu rëy Alassane Ndour bañ ci gis boppam jëf ji lu mu rëy Moustapha Dieng bañ ci gis boppam parce que buñ ci gisee suñu bopp rek suñu borom rocc sirru bi ci nekk ndax moom mooy doxal Marmite du Cœur mais du ñun moom moo koy doxal ndax xalaat bi moom moo ko def si ñun xool bi moom moo ko def si ñun donc ba ñu am xalaat ak xolu def li kon moom moo koy téyel boppam parce que xam na jëf ji nan la toll. Alassane gannaaw Marmite du Cœur joxe dund day juddu gannaaw weeru koor mu mel ne kenn du naatable ne ñàkk lu wér la lu am la ci gox yu fasante yu koy Sénégal ban expérience nga dund ci weeru koor bi par rapport ak pauvreté bi nga xam ne lu fës la ci biir réew mi. waaw loolu xaw nañoo frappé nañu waaye du tey nañu frappé comme ni ko Moustapha waxee fukki at ak ñaar ñi ngi ci lii di ci yëngu di ci dem ci gox-goxaat yi un peu partout au Sénégal donc li Sénégalais yi di dund xam nañ ko ñu nekk au fin fond du Sénégal tamit lu ñuy dund tamit xam nañ ko di ko fësal tamit da ci baax ndax day am solo nit yi waa Ndakaaru xam li waa àll ba di dund donc loolu tamit mission la bi nga xamante ni Marmite du Cœur sasoo na ko pour di ko wane metti na nag yombul ku la ne waa Ndakaar lu ñuy dund loolu la waa àll ba di dund ça veut dire que ñoom demuñu ci àll bi xam li waa àll bi dund
waaye loolu lii tamit am na solo panel la boo xamante ne ni état bi tamit da ci war a am une vision am un aperçu bi nga xamante ni moom la waa àll bi di dund ngir ñu mën leen a delloo gi mën na leen jàppale parce que lu am solo la ñun expérience bu ñu ci am rek mooy saa ñu demee bu ñu ñibbi suñu xol dina tooy ndax dante ñu ngi leen di jàppale ni mu gën a néewee parce que mënuñoo jàppale Sénégal bi yëpp suñu doole fu mu yem rek foofu nañu mën a yem waaye ñu ngi leen di jàppale waaye xam nañ ne peut-être fii léegi 1 mois ndimbal bu ñu leen dimbale peut-être dina jeex donc après ñu nekkaat ci ñoom ci lu ñu nekk donc loolu day tooyal xol bu ñu fay jógee chaque fois suñu xol day tooy waaye tamit dinañu am espoir ci li nga xamante ne ñu ngi koy fësal ngir état beeg ñu war a décider rek ñu war a càmbar réew mi ñu war a jël décision ci réew mi jël ay matuwaay ci loolu nga xamante ni mooy situation yi ñuy dund. donc loolu lu am solo la donc mais tamit sant yàlla la tawfeex la comme ni ko Moustapha waxee tey suñu borom moo ñu sas li moo jël li teg ko suñu mbagg man ak Moustapha donc loolu ba pare jox ñu ci pas-pas ak mën-mën donc loolu dañ ko ci sant bu baax di ko ci gërëm bu baax ndax mënoon nañ nekk ñoom seen situation. di xaar ndimbal gi donc tey loolu dañ ci war a sant suñu borom bu baax liñ ci mën a def daal mooy dimbale leen ñu ba fu suñu doole yem wane ko tamit ngir état bi tamit wala ñi décideurs yi tamit ñoom it jël seen wàll ci ndimbal googu mu egg si ñoom. saa su ne boo leen duggee ci gox yu fasantikoo yi boo leen di génn xol yi day tooy mu mel ne ñàkk bi kon lu wér la ci biir Sénégal ponk bi ñuy jeexalee Amdy Moustapha mooy appel bi nga xam ne war ngeen ko mën a lancer nguur gi ci ndimbalante bi war a am ci biir réew mi ndax am nañu ko yittewoo am nañu ko yelloo. waaw xam nga ñun ay sénégalais lañ muy man muy Alassane muy équipe bi ñu àndal yëpp nous avons des devoirs. Nous avons aussi des obligations Alassane ci domaine am bi mu nekkoon bu dul woon sénégalais yi du ko nekk ñoo ko def li mu doonoon man aussi suma projet bu ma mës a teg sénégalais yi ànd nañ kook ñun jàppale ñu ci dooleel ñu ci loolu boo ko bu la suñu borom mayee tawféex boobu day am lu lay warloo ak Sénégal nga xam ko c'est-à-dire bañ a xaar ci état dara nekk jeunesse bi nga xamante ne amuñu jotu nekk fii di expliquer xuloo xiiroo ŋaayoo xeex sànnante xeer loolu du ñu am jot gi mooy idée bi mooy nga xool benn affaire benn mbir nga xam li la war rek nekk ci ñun dafa am lu ñu war parce que tey Alassane wax na ko léegi fi ñu dem suñu ay cousin lañ fay fekk suñu ay cousine lañ fay fekk suñu ay sœur lañ fay fekk suñu ay papa lañ fay fekk suñu ay yaay lañ fay fekk dama lay jox exemple rek ak ay anecdote bëri na ay gox yoo xamante ni à travers la vitrine de la Marmite du Cœur les gens voyagent muy Saara Bassi Némataba Dingiraay Médina Yoro Fula dëkk yooyu yëpp doomu aadama jeunesse bi à travers vitrine Marmite du Cœur dañ koy découvrir ñun it bu ñu fa demee bëri na ci ñun ñoo xam ne mosuñu fa woon teg seen tànk donc da ngay gis ni mu demee donc da ngay maîtriser loolu day tax lumière am ci dëkk boobu ba ñeneen mën na ñëw xëy na derrière la Marmite du Cœur xam ne am na lu fa war ñu dem def ko bi ñu wootee tey. concept bi nekk ci biir Marmite du Cœur ren bi muy focus daara dañu réhabiliter ay daara chaque vendredi fu ñu vendredi fekk rek ñu taxaw fa yeesalaat benn daara bu bees da ngay gis ci loolu ay partenaires yeneen ñi ngi ñëw Senelec ñëw indi woyofal social dugal courant ci daara boo xam ne amuloon courant xale yi mën a am opportunité jàng bëccëg mais aussi jàng guddi tawfeex boobu dafa yaatu mbir mi social la ku ne mën na cee mën a tabbi ñun dañoo judd fekk suñuy waajur yu góor ak yu jigéen def ko Marmite du Cœur créé wul social Sénégal dañoo ñëw sénégalais yi ay jëfkat mi ngi fi ñu dàq def mi ngi fi xëy na suñu borom la neex rek mu jël jëf ji fulandi ko noonu def ko ni mu ko def nii mais c'est juste que cette lumière dont bi Alassane di wax c'est pour permettre à d'autres gens qui ont plus de moyens que nous ñu ñëw tàbbi ci loolu rek mooy solo bi ñu comprendre ne am nañu ko soxla ñu dem fexe ba ku ci nekk sax koñ bi nga nekk rek mën nga dëkk ci kër gi ki dëkk sa wet soxla ko nga dem jox ko na ku nekk bañ a xaar Sénégal foofu la toll am jeunesse boo xam ne dootuñu xaar parce que kilifa yi yëpp ñoom tey ñuy def seen temps après jàll ñun ay sénégalais lañ l'avenir du Sénégal ci suñu loxo la tàbbi donc wax naa ko maa ngi koy bamtuwaat la solidarité le social doit être un réflexe pour doomu aadama bu nekk parce que doo nekk sa zone de confort rek ne man
mi ngi baax quoi. am na koo xamante ne tar na métti na lool ci moom waaw. jërëjëf Amdy Moustapha ponk boobu la ñuy jeexalee mu mel ne Alassane war nga mën a lancer benn appel ci nguur gi ndax ñu bëri di sàkku ñu fusionner li nga xam ne mooy Servir le Sénégal wala Marmite du Cœur wala yeneen mbootaay yu ni mel ana appel bi ngay lancer sénégalais yi ngir ñu fekk ci leen ci élan de solidarité bi ngeen nekk. waaw mais appel bu ñuy lancer rek mooy appelu jàmm appelu dal ak appelu ndimbal. donc loolu defe naa bu ñu amul jàmm bu ñu amul jàmm ak dal du ñu mën a tal di dimbalantewu donc nguur gi tamit ñu gën a bàyyi xel waa àll bi lu am solo la waa àll bi saa yi ñu demee ñu eggal ñu seen yóbbante ci nguur gi ñu gën leen bàyyi xel. wax nga fi ay association ay Servir le Sénégal ñoom it ñi ngi seen wàll ñi ngi seen yoon di dem ñi ngi leen di gis à gauche à droite ñi ngi jàppale. waaye mën na gën a yaatu bu gën a yaatu mu dina gën a am solo parce que mbir mi waruñu ko rek orienté ci benn cible dañ ko war a orienté ci Sénégal bi yëpp ndax fi ñu toll nii Sénégal moom buñ la dénkee dañ la dénk nguur donc Sénégal dañ la dénk réew donc mu gën a yaatu bu gën a yaatu rek ñi ciy gis ci seen bopp donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñoom it ñi ngi seen yoon ñi ngi leen di encouragé bu baax ñi ngi gis seen jéego yu ñuy def waaye bu gën a yaatu rek mu gën a baax incha allah. jërëjëf seen émission Café Ramadan doon dalal Amdy Moustapha Dieng Alassane Ndour di ñaar ñi nga xam ne ñoo jiite élan de solidarité bi ñuy woowee Marmite du Cœur di ndimbal loo xam ne day jëm ci askan wi ci biir weeru koor ñu jox leen dig daje ci beneen émission Café Ramadan ak yeneen invité jërë ngeen jëf. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي يا نور الهلال أقبل تعال